KMTV njëriñu waa Kër Mousse. patriote nga xam ne dañoo xaw a jàpp tey moo tax teewuñu vraiment te Ablaye Ciss Mama Dieynaba Ndiédhiou ak Ansoumana Coly nekk ci aussi ak ñun wax ne bu ñu ñëwee Thiambof Kane particulièrement pour waxtaan ak yéen ci élection yi di ñëw dañ koy teg ci ñaari point rek benn bi mooy équipe municipale bi nga xamante ne moom la ñu nar a teg beneen bi mooy programme bi nga xamante ne moom la ñu bind jàpp ne bu ñu falee le 23 janvier 2022 ci commune Kër Moussa moom la ñu nar a dérouler ci équipe yi nga xamante ne mooy les différentes commissions yi ñuy teg bu dee ci wàllu équipe bi ñi ñu tànn Ablaye Ciss suñu frère wax na leen ko léegi bi mu xoolee liste yëpp jàpp na ne liste gox yu bees moo gën ci Thiambof parce que fa la Thiambof di amee doomam buy dem municipalité ba nekk conseil bu leen waxee loolu nag ngeen war KMTV njëriñu waa Kër Mousse. fekkul fi ñu ko doon defaree ba ci suñu bos musul fekkee daf ñu laaj ñu jox ko mu laaj ñeneen ñu jox ko mu xool analyser xam ne Thiambof balaa nga ne naam ne fa te pour nga mën a nekk fa faaw nga nekk conseil boobu ñoom Salim Ciss bu ñu doon wax ñoom Babacar Sombel Assou Mbeng Lobe Seck ñoom ñoo nekk ci liste yi seeni doom lañu yéen a leen di yebal nag boo leen votalee ñu teewal leen lépp lu ñuy bañ lépp lu ñuy nangu ñu ànd ci ak yeneen conseils yi nga xamante ne dinañ nekk 60 personnes bu dee ci wàllu programme aussi dañ ko amee Ablaye Ciss laal na ci wax na problème mu foncier monsieur fonds propre ñëw na fi dig leen titre foncier loolu dana ma jaaxal lool pour mu jox waa Thiambof titre foncier wax na ci problème mu découpage administratif bi am ba dugal Thiambof ci commune Diass loolu moo ñu dal Akathiali te li leen Babacar wax fii sànq wax na lu ëpp sax moom ak maire bi xam naa maire bi moo ko doon pikir muy dem rek waaye macha allah vraiment di ko remercier aussi ñàkk ki ñaan lu mu wax ci man rek am na lu mu bàyyi waaye lu mu wax ci moom am na lu mu bàyyi ndax ñun vraiment c'est la même personne avec deux statuts laa ko mën a tuddee. wax ne problème mu suuf découpage bi am commune Kër Moussa du fiy kese boo demee autoroute bi li tax tonton Laye Sène bind ci pont boobu suun séeréer c'est parce que fii dañ ko boole Diass ñun ñoo toogoon waxtaan mun nañu suba damay xëy bind ko suun séeréer pour ñu xam ne côté bii muy la zone sud de l'autoroute à péage bokkul Diass waaye commune Kër Moussa la bokk réunion boobu ñun ñoo ko defoon ñu remarqué ne lépp lu ñuy indi commune Kër Moussa zone bii ñu jàpp ne bokk njëriñu waa Kër Mousse. ñu jàpp ne ñu ngi ci Diass 2 te loolu moo dal côté Sénac mu ngi commune Kër Moussa waaye posé na problème moo dal sant yàlla posé na problème ba ci Ngomeen Thiès am na fu muy dugg commune Kër Moussa Mbourkat bi ñuy wax am na ñu wax ne bokk na ci commune Kër Moussa te ñun programme bi ñu amee mooy le 23 bu waa Kane waa Thiambof waa commune Kër Moussa yëpp joxe votel ñu gagné agence de l'aménagement du territoire nga xamante ne moo yore délimitation yi dinañ ko bind wax ko ne dañu bëgg commune Kër Moussa ñu matérialiser limite yi fan la dendek Diass fan la dendek Sébi fan la dendek Pout fan la dendek Thiès ñun ñu xam lu ñu moom gannaaw ba ñu xamee lu ñu moom nag audit ñu def ko ñun ñi suuf si waxuñu dañ koy def parce que tamit sénégalais dama baaxoo boo waxee ne da ngay audit rek da nga bëgg a jàpp ni tëj bu ñu audité gis ne lii warul woon dem te am na responsabilité yoo xamante ne wala am nañu ay responsable yoo xam ne ñoom ñoo ko joxe muy monsieur le maire bi fi nekk te signature am di ci dem moom nee na kenn musul gis fu mu joxee kayit kay ba mu ko waxee le lendemain laa def statut kayit boo xam ne moo ko signé te joxu ko doomu commune Kër Moussa keneen la ko jox ñoom ñi may envoyé message di ma saaga ne ma yow da nga am ak Momar Ciss problème personnel te du loolu moom moo wax ne def ko te def na ko am naa ko mais statut ko nga publier ko ma ne ko kay bi yaa ngi nii benn ak li des ñooñu nag la ñuy wax ne moom ak ki nga xamante ne mu ngi liste Yewwi Askan Wi
te ñu yore woon suuf si dañ leen di jiital wax leen ne gannaaw def nañu audit xam nañu ne suuf si jox nañu diw jox nañu diw jox nañu diw te waruñu woon am te yéen a leen jox kay leen ñu jiitlante ñu jëli ko waxuñu gendarmerie de pexe ya ñu lan ba ñu jot ci il faut mu leer loolu il faut ñu préciser ko te am na yu bëree yi ñu jox boo demee leen bii kayit yi bëri na fa lool ñoo xamante ne du waa leen te du ñu jaay aussi boo duggee suun bii kayit yi bëri na fa lool boo duggee laan boo duggee tuuli boo demee beneen côté ba ñexe bañ fa demee keroog ñu ne 10 ans ñu ngi topp waa ji pour mu lotissé leen bañ na parce que xam na ne foofu amul valeur bu muy jaayee am parce que zone boobu nit ñi réew ñu di dem dëkk foofu day xaar affaire bi ci bu leen waxee ne nag buñ ko follee suuf si di ngeen ko ñàkk terme boobu la ñu utilisé woon wala pelante yi dana bëri moom moo ci nar a ëppale buñ ko falee moo ci nar a ëppale buñ ko falee moom moo ci nar a ëppale parce que kayit bu fi nekk moom moo ko signé loolu il faut mu leer ma ne suufu commune Kër Moussa surtout lu concerné dëkk yi gën a jege aéroport bi seen suuf lu ci la bëj président ancien président commission domaniale bala ak maire bi loolu faa mu leer ñoom ñoo ko def te pour mu leer nag faaw ñu jëlee leen fii ñu doog ko mën a ñeeg tant que ñoom ñu ngi fi liñ leen di wax mënul nekk titre foncier yi ñuy wax mairie délibération lay def bu ñuy cité trop monsieur fonds propre c'est par rapport à sa signature mairie bu defee délibération te moom signé wul du jàll délibération boobu day mel ni kayitu suukar boo jël for ci mbedd mi moom mooy signé donc loolu moo tax ñu koy cité beneen bi mooy bu ñu defee délibération sous-préfet moo koy approuvé te sous-préfet day vérifier donc ndax mbir mi jaar na yoon wala jaarut yoon tappale yi fi loolu yëpp te ñeneen am fi suuf mooma am na ci sax délibération yoo xam ne dañu ne conseil municipal ba def ko parce que gis nañu fi délibération 2013 avant élection yi mu toog nii conseiller ya nekkoon conseiller jamono yooyu koo ci enquête da lay wax ne a wax fa dëgg yàlla musuma fekkee délibération bii te yooyu yëpp bu ñu nekkee maire dinañ ko saytu cahier foncier bi nga xamante ne moo nekk commune ba ñu nit ko ba mu leer nañ képp ku dëkk Kër Moussa te ñoom ñu tappale ba jox la ñu nit ko xool beneen bi mooy li may wax candidat yi bëri nañ waa Thiambo ñooy choisir Ablaye wax na leen ne bii moo gën waaye tamit dafa am loo xamante ne information la pour nit ñi ñu xam ko aéroport bii suuf su bëree bëri la jël te doyalu bu may wax damay wax date des fois directeur bi ci nekk 28 janvier la waxoon ne day toj dëkk yi wër aéroport bi yëpp ñun ñoo fa demoon mu def projection te lii may wax mu ngi ci YouTube bi ku xool dana ko gis ku xool dana gis vidéo bi may wax bi muy wax ne dana toj dëkk yëpp dëkk yooyu benn jiituwu ci kàccali benn jiituwu ci kesaat njëriñu waa Kër Moussa bi ak Sakira parce que moom moo ne directeur bi mu ngi YouTube tamit maire da ko ne diggante autoroute bi ak aéroport bi bu ko dëkk des jëlal autoroute bi mu nekk limite naturelle aéroport bi cela veut dire que nañ dégager Fambène moom moo ko wax mu jiitu directeur bi loolu la wax bi mu waxee loolu ñu wax ak moom ba mu ne la mu waxoon génn na ci ma ne loo xamante ne c'est officiel directeur bi moo toog wax ko ànd ci ak gouverneur ñu taxaw def déclaration commune bu ñu xëyee ay nit dem fa ñu ne génn nañ ci te armé nañu benn ndaw pour mu jot ci mairie bi kooku bu ci jotee buñ ci soxla dinañ ci jot nit ñi ñoo jottale li nga xamante ne mooy am ñun amee nañu programme donc muy wàllu suuf si muy wàllu njàng muy électrification lampe yi gars yi di liggéey nii 5 lampes la ñun dañu amee partenaire dem waxtaan ak moom ne ko dañu bëgg lampadaire ndax dañu constaté ne duñu maire duñu dara candidat kese lañ dañu constaté ne commune Kër Moussa mooy la seule commune bu amul lampadaire ñun lampadaire la ñu bëgg te gis nañu dëkk yi ñu équipé en lampadaire ci démarche yooyu biñ demee waxtaan ak moom ci la ñu wax ne mën nañu defal benn village pilote
loolu ñu waxtaan ñu xool ni muy demee bi ñu demee ba samedi bi passé ñu war a def suñu meeting dimanche ci la ma woo boobu ñu ngi bâche mu ne ma lampe yi disponible mais am naa fi 5 lampes mooy échantillon bu la neexee ñëwal jël ci laa taal sama oto bàyyi gars yi baax ba dem jëli lampe yi donc moomu ma ko façon bii la ñuy doxee bu ñu leen di tàllal loxo pour liggéey commune Kër Moussa dañu bëgg rek ngeen yombalal ñu liggéey bi yombalal ñu liggéey bi mooy bu ñu nekkee maire démarche yooyu dañ koy mën a continuer parce que fii ministère yi même bu ñu àndul ak Benno Bokk Yaakaar am nañu ak moom tey am nañu ak moom suba ministère yi direction yi pour population bi la ñiy joxe lii duñu ay chinois duñu ay japonais mais suñu maire bii fi nekk ak équipe bii mu jiite ak bi mu nar a tegaat amuñu expertise amuñu vision amuñu sax volonté pour génne waa commune Kër Moussa ci guute bi ñu nekk ci bépp fànn nag du faju du jàng du éducation du économie du agriculture du foncier ñun vision boobu la ñu am pour sortir njëriñu waa Kër Moussa ci guute bi mu nekk te def ñu ànd nekk benn pour le vrai changement et le vrai changement c'est avec la coalition Gox yu Bees ndax Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar nee nañu ñoom kese ñoom ñoo fi liste parce que tamit du 6 du 9 benn numéro la 6 la ñoom ñaar ñëpp 6 lañu ñoom ñoo far boo leen fi falee ak fenêtre bi ñooñu liste continuité la ñoom ñoo ànd nañu waxante dëgg parce que ka yore woon suuf sa mu nga Yewwi Askan Wi di xaar ne mën na am ngeen gañe boo leen gañee ngir protéger ñu maire ba mu ngi leen di gëmloo da leen indi titre foncier maire mënul indi titre foncier te du ko mus a indi man sax su ma nekkoon maire mënu ma indi titre foncier il faut mu leer bu leen ko waxee daf leen yàpp bu leen ko waxee daf leen yàpp wala mu jàpp ne ba gars yi di indi aéroport pour la première fois ne gox bi amul ku jàng nañ def lu ñu ne waaye bi ñu dajeeg ñun am nañ ne gox bi am nañu jàng vraiment ñu leen di remercier bu baax a baax a baax a baax di leen jaajëfal. tàccu leen bu gën a mer may leen ko KMTV njëriñu waa Kër Moussa